vidéo bi ñu ñëw waxtaan ci li xew Sénégal répression bi nga xamante ni ak tentative d'intimidation bi nga xam ne ci la Macky Sall nekk nii parce que amatul pexe fu mu nekk nii comme moom tapet la dafa gaaw a tiit lu yëngatu rek mu tiit xam nga tapet bu yore arme bu dara yëngatoo bu benn muus yëngatoo sax day dóore day tirer quoi boo tapetee yore fetel bu benn muus yëngatoo wala porte bi claqué wu sax da ngay tirer quoi ma leen di ñaan ngeen partager après ñu waxtaan quoi mais tentative d'intimidation bu muy def nii yëpp du jàll ça ne passera pas parce que Sénégal moom moomu ko moom ñu mu àndal ñëpp moomuñ ko waaw tapet rek mooy def ñu nekk ci benn situation nga foog ne nit ñi dañuy dal sa kaw ngay tiit jaxasoo bay yónni dik pour ñuy jàpp ay nit ay ñoom Assane Diouf Clédor Sène ak Guy Marius Sagna respect à vous les combattants voilà ñu ngi bokk ak yéen métit bi ngeen nekkee parce que li ngeen di def nii yëpp pour xeexal seen réew la quoi xeexal seen askan la quoi te bëgg sa réew ci jaamu yàlla la bokk quoi c'est très important mais li ñuy def nii ça ne passera pas mënul jàll xam nga Macky Sall bi mu fi toogee ba léegi moom dafa jàpp ne répression rek mooy solution ku yëngatu mu jàpp jaay la doole utiliser police wala mu utiliser ay gendarmerie jàpp la yóbbu la justice condamné la tëj la jaay la doole moom loolu rek la xam nga daan nga ko def mu lay jik mais bii nii ça ne passera pas te suñ la ko waxee rek bu eboo nga gëm ko voilà génn na tey ci RFI ñu koy interviewer comme il a l'habitude de le faire bu dara xewee au lieu que mu accordeel interview presse nationale bi du ko def mais il préfère la presse internationale mu accordeel leen benn interview ba pare wax ci ay wax yoo xamante ni wax yi fondewul fenn te du dëgg ñëpp xam nañ ne loolu du dëgg parce que nee na moom il n'est au courant de rien te moom affaire bi moom yëgu ko te du complot parce que affaire privée la ñaari sénégalais yu jotee la mais loolu c'est faux et archi faux je le répète loolu du dëgg moo tax tey Ousmane Sonko def na poste daal di koy tontu ne ko mënuñoo tudd Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni coalition yam la moom mu jiite ko ñu tudd ko ci lii xew nii tey muy complot bi nii contre Ousmane Sonko ba pare moom mu taxaw na yëgu ko loolu c'est impossible ba pare majorité ba ja nga assemblée nationale def seen benn commission ad hoc pour lever immunité parlementaire Ousmane Sonko te pourtant ñooñu bu leen waxoon arrêté leen ñu arrêté parce que def na fi ay proposition de loi bu nekk ñooñu jàllaleel ko te heure bu bëggee éliminer adversaire politique am ñooñu ñoo koy jàppale mu éliminer adversaire politique am kon bu waxee waa RFI ne moom yëgul affaire bi loolu du dëgg dafay jéem a nax nit ñi waaye li mu bëgg a def loolu mënta nekk parce que nous sommes dans une démocratie Sénégal réewu démocratie la il faut qu'il y ait une opposition loolu mënu faa ñàkk il faut qu'il le sache loolu daf ko war a xam te loolu waa Sénégal yëpp ñoo war a jël affaire bi daf ko seen xeexu bopp parce que lii mënta nekk te Sénégal bu tàkkee moom moo ko tal am na ci une part de responsabilité ñi war a wax nañu wax sëriñ si ak ñi nga xam ne am nañ baat ci Sénégal lii nii di raam ci ñag bi la jëm dafa am yoo xamante ni ça ne peut pas continuer mënta nekk Macky Sall ne peut pas être président de la République ba pare bañ opposant ci réew mi réewu démocratie la république la il faut mu am koo xam ne moom moo koy opposé te moom bi mu ñëwee ba léegi acte yi muy posé yëpp mooy il ne veut pas d'opposition parce que njëkk na ko wax nee na je vais réduire l'opposition à sa plus simple expression président bu violent rek mooy wax loolu président buy jalgati ay charte réew buy jalgati constitution di jalgati ay loi rek mooy wax loolu mënuñoo nekk ci réew boo xamante ni démocratie la nga nekk président de la république xam ne démocratie dafa war a am opposition nga ñëw ne opposition bi dama leen di réduire à leur plus simple expression pour lan loolu rek mooy violence bu ñuy jiiñ waa Pastef ak di ko jiiñ ñeneen ñi nga xamante ni ñoom lañ arrêté tey muy Guy Marius Sagna ak ki nga xam ne mooy Clédor Sène ak ñoom Assane Diouf violence boobu ci Macky Sall la njëkkee ak ñi mu àndal képp kuy violent ñoom ñoo la gën a violent te situation bii réew mi nekk ñoom ñoo tax réew mi nekk ci
parce que ñoom ñoo jiite réew mi te suñ bëggoon jàmm am ñu apaiser mbir mi ñu nekk ci jàmm mooy dafay bàyyi Ousmane Sonko may ko jàmm mu nekk ci opposition bi di opposer di def rôle am moom mu gouverner xam ne réew dafa war a am opposition loolu mooy indi jàmm bu ñu demee ba toll fii nii Macky Sall moom mooy le seul responsable parce que moom mooy manigancé lépp tey jii moom bu waxee ne affaire bi yëgu ci dara waxul dëgg loolu du dëgg tey du dëgg ëllëg même su fekkee ay gaayam ñoom ñoo tante teg benn deal Ousmane Sonko wala boole ko ak Adji Sarr te ñëpp xam nañ ne viol amu fa seen fen yi leer na nañ même su fekkee ne moom yëgu ko woon bu xamee ne gaayam yi ñoo ko def dafa war a fay coow li loolu mooy dëgg mais jéemut a fay coow li mais instant bi ngeen baal ma instant bi dafay xamb taal bi occasion la ko def pour éliminer Ousmane Sonko parce que loolu la yàgg bëgg loolu la yàgg bëgg lii wane ne affaire bi politique daf cee nekk lan moo tax tey procureur bi bàyyiwul gendarmerie mu continuer enquête am bi ñu def réquisition xam kan moo jël si woon kan moo joxe woon autorisation bi pour Adji Sarr mën a circuler ñu ngi ciy tudd benn avocat am na ñu wax ne maître Dior Diagne la génn na weddi na ko te am na ñu wax ñu bëri ne kooku li tax mu mën a joxe loolu Antoine Diome, ministre de l'Intérieur moom moo ko mën a jox autorisation pour mu jox ko Adji Sarr ak Sidi Ahmed Mbaye pour ñu mën a circuler en plein couvre-feu mais loolu leer na naññi kan moo mën a joxe autorisation ku dul koo xamante ni ci état la nekk soit mu nekk préfet wala mu nekk commissaire wala mu nekk ministre de l'Intérieur loolu mënta nekk te xale bi ñu ko jël si foofu noonu leer na nañ muy Sidi Ahmed Sarr moo ko jël si borom këru ndaw si wax na mu leer nañ xam nañ ne ñoom seen fen yi fu mu nekk nii mënatul a nekk ñu manigancé ay journalistes yi jël leen yóbbu leen ci télé yi pour ñu gën a enfoncer Ousmane Sonko yàq deram te loolu mënta nekk parce que ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekkoon ca salon ba ki nga xam ne moom salon bi ak jëkkëram ñooñu génn nañ wax ak sénégalais yi mu leer nañ ñu xam ne lii yëpp c'est une cabale fen la ci début bi ba ci fin bi kon tey su fekkoon ne Macky Sall moom bëgg na jàmm tey xam ne dëkk bi mën na yëngatu suñu bëggee arrêter Ousmane Sonko su bëggoon jàmm moom lii mën na ko arrêter léegi bu ko neexee parce que ñëpp xam nañ ne justice bi daf cee teg loxoom assemblée nationale su waxee commission ad hoc bi wala majorité bi ne leen teg leen lii ci suuf bu leen fi lever ay immunité parlementaire Ousmane Sonko ñu teg ko léegi ci suuf parce que lu mu leen wax loolu la ñuy def justice bi lu mu leen wax loolu la ñuy def ku mu leen wax tëj leen ko dañ koy tëj ku mu leen wax bàyyi leen ko ñu bàyyi ko mu ngi nii ñu libéré fi benn waay boo xamante ni ñu ngi koy wax Wuri Ba xaw ma Wuri Diallo koo xamante ni trafiquant de faux médicaments la ay faux médicaments la doon jaay ñu tëj ko ci kaso bi mu defal ko grâce présidentielle loolu lu ko gën a dangereux lu ko gën a bon koo xamante ni lu muy jaay day rey ay nit nga jël ko libéré ko un voyou bandit du pharmacien jël ay garab di ko jaay loo xam ne c'est illégal c'est interdit moom mu jël ko defal ko grâce présidentielle ay gaayam di sàcc mu génn ne moom moo jël concam bi teg ko ci toog na am na nit ñoo xamante ni kenn warul leen a jàpp te nit ñooñu moom xam na ne Ousmane Sonko ci la bokk te donte sax loolu waru ko wax même bu nekkee dëgg un président de la république warul wax loolu parce que su waxee loolu lii ñëpp di wax dafay mujj nekk dëgg dañ naan kat kii dafay instrumentaliser justice bi lépp lu justice bi def moom moo leen ko sant mooy tëj di tijji dama ne Sénégal nañ yeewu nañ jóg taxaw takku te xam ne lii warta mën a nekk mënuñoo nekk ci dëkk boo xamante ni dañ ne dëkk bi c'est un pays de démocratie ba pare Macky Sall bëgg ñu yóbbu ci dictature képp ku jóg ne dañ koy opposer mu jàppale pour fagaagal la képp ku jóg di jàppale kooku mu jóg jàpp leen dugal leen ci kaso yi pour intimider ñeneen ñi pour ñeneen ñi bañ a génn Sénégal bu ñu sañoon du tàkk kenn du ko taal mais ci yoonu tàkk la jëm te souhaité wuñ ko parce que am na yoo xamante nii nag nit du ko nangu nit boo ko poussé ba mu sës ci miir bi dafay fippu impunité bi ëpp na jéggi na dayo
boo bokkee ci Macky Sall lu la neex nga def dara du la ci fekk soo bokkul ci Macky Sall mu lay traquer pour jàpp la tëj la ci kaso bi fu mu nekk nii enjeu bi yëpp mooy 2024 bi benn adversaire politique la am mooy Ousmane Sonko kooku moo ko nar a sonal parce que dafa bëgg a am 3e mandat comme ni ko Alassane Ouattara defee comme ni ko Alpha Condé defee ñooñu ñoo ko influencé ak pétrole bi nga xamante ni moom la ñuy waaj a exploité ak gaz bi moom la bëgg a toog pour gérer ko boppam ak scandale yi nga xamante ni gars yi def nañ ko mu bëgg leen a protéger loolu moo tax Ousmane Sonko arrangé wu ko coûte que coûte mu bëgg ko éliminer léegi ci tàng bi dama ne Sénégal injustice bi nañ ko bañ même ñu ànd ak Macky Sall waruñoo d'accord ci lii nañ waxante dëgg Sénégal jàmmam loxo bi ci loxo Macky Sall la nekk jàmm Sénégal ci loxo Macky Sall la nekk parce que moom lañ dénk réew mi te lii di am yëpp moom moo nekk ci gannaaw il est le seul et unique responsable lépp lu manti xew am na ay kilifa yu nekk Sénégal ñu ngi toog di seetaan waaye réew ma lu fa manti xew ñoom tamit ay complice lañ ci lañ bokk parce que bu tàkkee wala am yu fa xew ay nit dee fa dafa fekk ñoom waroon nañoo wax te waxuñ waroon nañoo tirer la sonnette d'alarme te tirewuñ la sonnette d'alarme nit nag boo waree wax da ngay teel a wax moom dafa foog ne Ousmane Sonko daf ko ragal comme ñeneen ñi nuñ ko ragalee wala dafa foog ne lu mu defoon Khalifa Sall daf ko Karim Wade ak ñeneen mën na ko def Ousmane Sonko mu jàll loolu mënta jàll bi mu génnee RFI wax ay waxam yu nekkul dëgg Ousmane Sonko dafa génn ci saasi def benn publication ne li mu wax dara amu ci moom moo nekk ci gannaaw parce que mënuñ cee tudd benn doomi koo xamante ni Benno Bokk Yaakaar la bokk muy Sidi Ahmed Mbaye di doomi Maodo Malick Mbaye doomi rakkam wala doomi magam maanaam jarbaatam la ba pare ñu jël Adji Sarr ñoom denc ko te ñi ko denc mooy état bi ñoo ko denc ba pare mu ne moom loolu yoonam nekku ci moom mën na nekk chef d'état ba pare ñu jël Adji Sarr jox ko waa BIP brigade d'intervention polyvalente ñaari élément BIP pour ñuy garder Adji Sarr ñu jël Adji Sarr tëj ko ba pare mu ne moom il n'est pas au courant mais loolu c'est impossible loolu mënta nekk nañ waxante dëgg dafa am yoo xamante ni mënta nekk Adji Sarr fan la nekk nañ waxante dëgg nit kañ su fekkee dañ la violer sa kër ngay nekk sa bakkan war na nekk si xottu gerte su fekkee dañ la violer nga jiñ nit ne daf la violer ñu war a dem tribunal di yéeg di wàcc mais sa ay mbokk dañoo war a présenter wu taxaw ñu gis leen ñu lay gungee ngay yéeg di wàcc dem tribunal dama ko ñëw mais dañ la jël séquestré la denc la parce que dañ la def loo benn sale boulot boo xamante ni ñoom mënuñ cee génn parce que xam nañ ne du début à la fin lépp ay fen la ay kàcc la bëgg a yàq benn adversaire politique moo leen ci dugal te xam nañ ne lii mënta nekk c'est impossible seen fen yi dafa leer nañ parce que borom salon bi wax na jëkkëram wax na nit ñi gis nañ lu nekk ci PV bi jarut ñu ciy dellu siwaat ay incohérence rek moo ci nekk Adji Sarr bu waxee lii bu subaa mu wax lële am na benn avocat boo xamante ni dafa contre Ousmane Sonko ñu koy wax maître El Hadj Diouf profité ci occasion bi pour jéem a yàq Ousmane Sonko pour Ousmane Sonko daanu am na lu mu wax nee na Adji Sarr dañ ko violé ñaari yoon 31 décembre ci jour boobu violé nañ ko ñaari yoon ñëw nañ 15h ñëwaat 19h te borom salon bi nee na jour boobu noonu Adji Sarr suba teel la fa jógee vidéo yaa ngi circulé di daw gis ngeen ko la mu wax gendarmerie ca PV bi yëpp Adji Sarr yëpp ay fen la yëpp ay incohérence la léegi nag procureur bi nga xamante ni procureur Macky Sall la muy Bassirou Gueye jël enquête bi boucler ko te enquête bi àggagul parce que bu enquête bi àggoon dinañ dem ba xam avocat bi xam kan moo moom 4-4 bi jël si woon Adji Sarr xam kan mooy Sidi Ahmed Mbaye Sidi Ahmed Mbaye rek normalement tey jii ci yoon dañ ko waroon a arrêté parce que c'est un voyou lii yëpp moom moo ko orchestré wala ki ko orchestré nekk ca kaw moo ko yónni na ko demal jëli ko dégg ngeen jëkkëru ndaw si li muy wax nee na jour boobu noonu 3 jours avant waa ji mu ngi nekkoon foofu ci alentour bi ak oto bi di taxawaalu ñëw na ba ci buntu kër ga taxaw fa waa ji dàq ko am na benn moment dugg na ci biir kër gi ay 1h du matin te boobu jëkkëru ndaw si mu ngi nelaw mu yéeg ak Adji Sarr ba ci kaw terrasse bi boobu ndaw si mu ngi hôpital ak doomam mais yooyu yëpp leer na c'est avéré c'est clair leer nañ ñi la def léegi nag ñu bëgg a jël dëkk bi jaxase ko ak problème yi am ci dëkk bi yëpp coronavirus bi mu ngi fi
di rey nit ñi état bi amoon yeneen priorité mu bàyyi priorité yooyu yëpp jublu ci benn adversaire politique pour sànk ko est-ce que lii àdduna jar na ko est-ce que ñoom wóor na leen ndax 2024 ñoom dina leen fi fekk ñoom ñuy xeex Ousmane Sonko ñoom ñi nekk fi bëgg a liquider Ousmane Sonko est-ce que pour 2024 pour Macky Sall am troisième mandat ña nekk assemblée nationale majorité bi muy ko jiite est-ce que ak ñam àndal ñoom wóor na leen ndax danañ fekkee 2024 ndax ñoom suba danañ yeew yii nii àdduna jaru ko politique jaru ko Sénégal jàmm la xam jàmm la ñu war a am ca réew ma te Macky Sall du nitu jàmm nitu ay la répression bu muy def ci kaw nit ñi di jàpp ay nit ñoo xamante ni defuñ dara ñoom Clédor Sène ñoom Guy Marius Sagna ñoom Assane Diouf am droit haute résistance parce que résistance constitution bi moo ko maye suñ la tegee loo xam ne attanu ko da nga war a résister attanoo ko da nga war a résister ñu oo nit ñi ne dañoo war a résister parce que luñ bëgg a teg Ousmane Sonko kabal la jaaduwul te bu ñu sàgganee nooyal ñu sànk Ousmane Sonko def ko comme ni ñu defoon Khalifa Sall ak ni ñu defoon Karim Wade léegi ñu ne nit ñi duñ yëglu jàpp bi ngeen jàpp Guy Marius Sagna jàpp ko Clédor Sène jàpp ko ñoom Abbas ak beneen jigéen bi nekk FRAPP loolu taxul nit ñi dellu ginnaaw li ngeen bëgg a def Ousmane Sonko du fi jàllee keroog bi booy di yëngal foofu Sacré-Cœur lundi boobu noonu Guy Marius Sagna bokk ci Assane Diouf bon gaañoon nañ ko ma nga fa woon mais bokkutoon ci ñu nekkoon ci mbedd mi di taal Clédor Sène bokkutoon ñu nekk ci mbedd mi di taal tey jii booy bu ñu naree jaxase dëkk bi naree yëngal dëkk bi ñooñu doo leen gis du ngeen xam sax fan la ñuy jógee ko parce que nag on en a marre à un moment donné dañoo sonn ci Macky Sall mënuñ laa dénk réew jël pouvoir jox la nga jël pouvoir bi di ko xeexee ñi nga xam ne ñoom ñoo la fal képp koo xamante ni àndut ak yow nga dal ci kawam ku ànd ak yow nga protéger ko rakkam mu ngi nii def na fi scandale bu gën a mag ci histoire scandalu Sénégal boobu masu fee am muy 6 000 milliards ci wàllu pétrole mu jël ko protéger ko moom sax moo nekkoon avocat yam di ko défendre dem na ba grande mosquée war a tenir un discours solennel adressé à la nation mais defu ko rakkam la fa nekk à la place du discours solennel mu nekk fa di défendre rakkam ne dañoo jiiñ rakkam sàcc di tilimal deram léegi ñeneen rakki jàmbur yi ak yeneen magu jàmbur yi ak yeneen papaay jàmbur yi yeneen nijaayi jàmbur yi dañ kaa contre ànduñoo ak moom muy def répression ci seen kaw di leen toroxal di leen jàpp di leen tëj ci kaso gi mel ni moom réew mi police ak gendarmerie yéen laay waxal am na yoo xam ne waru leen ko nangu am na yenn sale boulot yoo xam ne bu leen ko Macky Sall santé da ngeen a war a bañ parce que yéen da ngeen fii des yéen ak Sénégal te Macky Sall dafay dem lu mu yàgg am na tey ñu nekk ci police bi nekk ci armée bi nekk gendarmerie tey nekk ci fonction publique bi partout douane nag fu mu mënti nekk ñu ngi fi woon temps yi Abdou Diouf ba léegi retraité guñ Ablaye Wade ñëw na fi ñu ànd ak Ablaye Wade Macky Sall ñëw fi te buy dem fi la leen di bàyyi am na yoo xamante ni jaru ko Macky jaru ko lim bëgg mënta nekk c'est impossible moomul Sénégal c'est un état de droit mu bëgg a jël état de droit bi ray ko dugal ko ci cercueil suul loolu mënta nekk c'est impossible loolu ñëpp a ko war a bañ képp kuy sénégalais nga ànd ak Sonko nga ñàkk ànd ak Sonko boo seetaanee nu ñu war a def Ousmane Sonko yow complice nga te lii yëpp affaire yi politique moo ko waral affaire adversité politique moo ko waral encore une fois ma ñëwaat ci wax bi mu wax RFI du dëgg bu waxee ne yëgut li xew du dëgg même su fekkee ne ay nitam ñoo ko def te yëgu ko bu ko yëgee daf leen ne war a sanctionner moom jël coow li gas ba mu xóot ñu suul ko bàyyi Ousmane Sonko mu continuer liggéeyam nekk assemblée nationale daf devoir am di opposer loolu mooy Sénégal mënoo nekk nag Sénégal ba pare ne doo am opposant loolu mënta nekk intimidation bi doy na nappaate bi doy na na Sénégal yëpp jóg bañ fippu il faut ñu fippu dañoo war a fippu parce que trop c'est trop Macky Sall nag dafa ëppal fu mu nekk nii lan mooy ndeyu jàpp ay ñoom Clédor Sène ay ñoom Assane Diouf ak Guy Marius Sagna lan lañ def di tiital nit ñi
su fekkee da ngeen foog ne lii mooy tiital nit ñi jàpp na nit ñi duñ génn vous vous trompez da ngeen di nax seen bopp jàpp bu ngeen jàpp Guy Marius Sagna jàpp ko Clédor Sène ak ñoom Assane Diouf ak ay membre Fra bi su fekkee da ngeen tax ne da ngeen foog ne loolu mooy tax booy tiit da ngeen di foog ne loolu mooy tax nit ñi ragal vous vous trompez da ngeen di nax seen bopp. Macky Sall dafa jàpp ne Sénégalais ay tapet lañ loolu moo tax bi mu fi toggee lu nekk lay def lu ko neex lay def acte bu ko neex posé na ko mu jàll mu jàpp ne Sénégalais yi dañ ko ragal napp na Sénégalais yi parce que il a la police il a l'armée il a la gendarmerie il a le pouvoir il a tous les pouvoirs léegi nag mu bëgg a jël dëkk bi def ko dictature ne kenn amul droit pour opposer wu jël Idrissa Seck yóbbu ko ci wetam ñu ne ñoom ñooy mburu ak sow on s'en fout de Idrissa Seck su nekkee jaam daf yëfu jaamam boppam la ko def moo xam ñun Ousmane Sonko lañ gëm ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo nekk ci opposition bi di opposé wu pour génnee Sénégal ci jafe-jafe yi mu nekk Sénégal dafa nekk ci ay jafe-jafe te buñ ci waxul lii raam ci ñag bi la jëm bés bu réew mi tàkkee Macky Sall moo ko taal na kilifa yi wax ñu war a wax nañ wax li ñuy xeex nii xeexaluñ ko Ousmane Sonko rek parce que injustice bi ñi nekk victime bi bëri nañ mën nañ ci tudd ku nekk impunité bi dafa ëpp dafa jéggi dayo su Macky Sall ëpp na jéggi na dayo gaay mi def nañ fi lu nekk tey jii lu ñuy jàppee ñoom Clédor Sène jàppee ko ñoom Guy Marius Sagna ak Assane Diouf mais gis nañ benn waay bu ànd ak moom bu def lu gën a bon loolu fuuf muy Aline Doumbérou Sow fii la taxaw nee na pël yi jël jaasi xeex ak sénégalais yi suñ naree opposé wu ci troisième candidature Macky Sall bi te ko kenn defu ko dara te député la comme Ousmane Sonko lu ñu koy jiiñ nekk ay fen di ay tappale te ñëpp xam nañ ne ay fen la léegi ñu ne dañuy lever immunité parlementaire am ba pare ki waxoon ne nañ génnee jaase loolu nekk flagrant délit kooku ñu bàyyi ko muy taxawalu parce que il est avec Macky Sall lii nag bu ñu ko nangoo dafay mel ni Macky Sall moom réew mi wala Macky Sall buur la ñun bu ñu ko nangoo ñun dañoo ñàkk fayda ñun am na yoo xamante ni ku ko nangu Sénégal ku ñàkk fayda nga te ku nangul lii di ko seetaan yow complice su Macky Sall nga tey léegi nag résistance moo si des il faut que ñu résister pour faire face à Macky Sall parce que lu mu nekkee dafa ëpp trop c'est trop Sénégal du dictature Sénégal du royaume te moomul Sénégal il faut que ñu wan ko ne ko carrément dañ laa teg ci bopp réew mi pour nga nekk le président de tous les Sénégalais yemale Sénégalais yëpp ñu nekk au même pied d'égalité lan mooy ndeyu ku ñëw nekk opposant mën a dina la éliminer pour lan ñu koy nangu ñu nangu ko ci Khalifa Sall nangu ko ci Karim Wade nar ko nanguwaat ci Ousmane Sonko buñ ko nangoo dañoo ñàkk fayda Ousmane Sonko fu mu nekk nii moom pare na pour jàmmaarloo ak Macky Sall parce que dawul Macky Sall dafa foogoon ne Ousmane Sonko c'est un peureux tapette la te moom Ousmane Sonko moo ko ëpp fit fuuf parce que Ousmane Sonko ni muy opposé woon yi moom bi mu nekkee dans l'opposition ameewul woon noonu fit Ousmane Sonko mu ngi koy défier heure bu génnee Ousmane Sonko mooy xam na ne Macky Sall mooy interlocuteur am Macky Sall rek lay tontu moom lay waxal mais bojo yi ak naafeq yi seytaane yi ak ñi nga xam ne ay mercenaires de la plume lañ ñooñu amuñ maqaama sax Ousmane Sonko di leen tontu ak les poltrons comme yaa xam Mbaye ak ñeneen ñu àndal ñooñu Ousmane Sonko dafa séexlu sax pour tudd seen tur parce que du seen nawle parce que kooku dafa dem élection am 15% jël troisième nekk une autorité morale sénégalais yi bëgg ko topp ci gannaawam mu porter benn projet boo xamante ni yaakaar la pour Sénégal nekk avenir sénégalais yëpp am gis ci seen bopp rawatina la jeunesse kon du seen morom moo tax moom kum amal affaire mooy Macky Sall moom lay tontu moo tax tey bi ko waa RFI interviewé mu ne moom yëgul affaire bi def na poste tontu ko te dina def déclaration toj ci kaan yi paccal ci li ngoom mu saf mu woon ko ne ko carrément su fekkee yow kaso rek nga am pour éliminer nit ñi man ragaluma kaso ubbil sa kaso yi te sénégalais yëpp dañoo war a jóg taxaw wax Macky Sall ne ko ubbil kaso yëpp nga dugal ci sénégalais yëpp tey jii peuple bi bu ñu jógee ne dañuy fippu mënuñoo jàpp ñëpp te ñëpp a war a jóg fippu xeex jàmmaarloog Macky Sall parce que lii raam ci ñag bi la jëm li mu bëgg Sénégal loolu warta mën a nekk Sénégal mooy réew moo xamante ni du am opposant démocratie boo xamante ni benn waay moo fay nekk di bumi loolu du démocratie pour mën a toog ci réew mi ba heure bu mu ko neexee mu jox ko ku mu ko bëgg a jox dem yoonam loolu buñ ko seetaanee ñu xam ne ñun ay jaam lañ ñu xam ne léegi ñun Macky Sall def nañu jaam ku ko nangu jaam nga billahi wallahi tallahi man heure bi moo fekkoon Sénégal maa ngi ci kaso yi ñu bëri nag dinañ wax naan ay yéen a ngi nekk si biti di wax mais dafa tombé rek mais ñun yàgg nañoo wàcc ci terrain bi
billahi wallahi tallahi 2011 ñun daje nañu ak Macky Sall sur le terrain te liñ doon xeex tey moom bi mu ñëwee tey lu gën a bon la def lu pire ci la nekk mooy xeex pour état de droit pour démocratie xeex impunité te instant bi mu ñëwee loolu dafa gën a wulee ñaay kon daf ñu doon fen lu mu ñu doon wax du dëgg dafa bëggoon accéder au pouvoir bu mu accéder au pouvoir ñëw def yëfu baa doolaam képp koo xamante ni toog nga sa kër rek bëgg a seetaan lii nii mu jàll rek yow doo gor complice nga man tey wallahi su ma fekkoon Sénégal maa ngi ci kaso yi moom ay kaso rek la am parce que moom dafa jàpp ne kaso moom pour jàpp ay adversaire politique la pour tiital ay ñoo xamante ni dañ koy opposé loolu moo tax a jóg kaso parce que masul def kaso moo tax moom mooy le seul opposant boo xamante ni presque masul def kaso ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon opposé wu bu yàgg ba pas ñi nga xam ne ñoom ñooy opposant yu bees yi parce que tapet la fit bu Ousmane Sonko am ak ñeneen ñoom Guy Marius Sagna am ñoom Clédor Sène ñoom Assane Diouf moom amul fit boobu noonu loolu moo tax lu yëngatu rek mu jàpp tëj mais gars yi waxaguñ dara dafaguñ dara nga jàpp di tëj foog na yow loolu mooy tax nit ñi dellu ginnaaw mais yow mënu leen a jàpp sénégalais yëpp sénégalais yi ma ne lii bu leen ko seetaan bu ñu seetaanee lii du baax buñ nangu ñuy néewal askan wi doole di jël doole bi nga xamante ni moom lañ ko jox mu koy utiliser contre ñun waruñoo seetaan lu ñaaw lu mu bëgg a def Ousmane Sonko toroxal ko dugal ko ci affaire yi mërs pour yàq dërëm parce que Ousmane Sonko daf ko contre lan moo tax ñu nekk Sénégal ne kenn du contre Macky Sall teñ ne si démocratie la nekk te Sénégal waroon nekk dëkk bu neex boo xamante ni day am jàmm coow di jubbal di tàkk ku jiite exécutif bi jiite exécutif am di doxal opposition bi def seen rôle assemblée nationale am indépendance am ak justice bi mu neex ba bëgg a dee ñu tolloo la ñëpp te Ousmane Sonko instant bi loolu lay xeex ñu war ko si jàppale ñu ñëpp képp ku bëgg Sénégal war nga mën a gis sa bopp ci programme mu Ousmane Sonko képp ku bëgg Sénégal xam nga ne Macky Sall li mu war a def li mu nar a def Ousmane Sonko nii jaaduwul te da ngaa war a jóg nga xeex ko am na ñeneen priorité yuñ tal ñun Sénégal lu dul di jël ay opposants di dem di lever seen immunité parlementaire naan dañ leen di yóbbu justice ci benn xale boo xamante ni taxawaalukat la tekkiwul dara dévergondé ñëw na dafay yàq carrière politique gu Ousmane Sonko jaarale ko ci xale boo xamante ni xamul dara dafa vulnérable te ñoom saay si ànd ak Macky Sall à l'occurrence Macky Sall nekk ci kaw ñoom ñoo jiite loolu noonu léegi ñu ngi xaar la déclaration du président Ousmane Sonko parce que war na génn ci kanam reculer amut dellu ginnaaw amul am ba arrière amul arrière dañoo war a dem ci kanam safal ko mu tàng jër jàmmaarloo ak waa ji parce que waa ji bëggul jàmm bu ñu sañoon Sénégal jàmm rek moo fay am coow du jub bal du tàkk kenn du fa taal dara mais kii bëggul jàmm parce que du nitu jàmm nitu ay la doole lay jaay di incarner affaire yu dictature la bëgg a teg Sénégal te loolu c'est impossible pour Sénégal mënta nekk gis na ne Alassane Ouattara forcé na am troisième mandat mu gis na Alpha Condé forcé na am troisième mandat mu jàpp ne moom loolu man war na mën a nekk parce que dafa jàpp ne bu demee 2024 Sonko moo gën a placé pour être président de la République du Sénégal mu ne dina ko sànq mu ne du bàyyee Sonko pétrole du ko bàyyee gaz du ko bàyyee mu exploiter les ressources minières parce que les ressources minières parce que xam na ne si yoon la koy jaarale parce que yàgg na critiquer seen négociation yi seen contrat yu bon yi seen càcc gi seen détournement yi mu ne loolu du fi amee moo tax léegi nag mu bëgg a nekk en complicité avec la justice pour éliminer Ousmane Sonko ma ne ku ko nangu ku ñàkk fayda nga salaamaaleykum wa rahmatullah